www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube. Salaamaaleykum ami internet Sénégal 7 may amaat contentement saa su ne rek si di leen présenter seen émission 7 people comme li ngeen ko tàmmay rek ñu waxtaane lépp luy actualité ci semaine bi lépp luy def buzz ñi def buzz waaye duñ si wet benn yoon ndax saa su ne dañuy dalal suñu invité tey nag ki ni dalal non kii moom du booy kenn lu leer laa ne wax du booy kenn kii dafa tax ma gëm ñu naan non lépp xale moo koy def kii ma invité tey non kii leneen la leneen l'homme de Imodé ma fi gën a loolu Imodé baat bi neexul Sungom waaw maa ngi lay nuyu dina dala jàmm fii ci Sénégal 7 mais maa ngi lay fay Weuz dundal ba say may di baawaan yow da ngaa baax yow xam nga ne sa baat bu neexul yow la neex waaye ci famille artiste nga bokk billaahi baat bi neexul ndeysaan ndax buñ ne Njoogu mooy sa mag ndeysaan yow boo wayee da ngaa war a way boo wayul da ngaa war a way yow boo wayee bu neexul sax dafa war a neex par force ma koy saluer de passage di nuyu sénégalais yëpp yi ñuy seetaan di nuyu àdduna bi ñuy seetaan à travers cette Sénégal 7 donc di leen ñaanal jàmm di leen bëggee bu wér a wér jaajëf di leen ñaanal jàmm di leen bëggee bu wér mais Sungom ñu gis maanaam lekk yu neex yëpp ay paella pizza hamburger Sungom jël si Sungom bi boo xamee ni dalay resloo dalay xiifloo waaw ba pare sant bi daji nga am waaw lu waral loolu waaw parce que je suis l'homme indispensable dans les bouches nga ne ma mooy man maay ki nga xamante ne mënumaa ñàkk ci gémmiñ man sama tur génnul gémmiñ Singom dajji ngaam si gémmiñu xale génnul ci gémmiñu kenn mag ak xale déggoo ma ne la Singom bu dee juróom di nga yëy bu dee fukkit di nga yëy bu dee ñaar fukk tam ngay digérer ne la xale yi kuy dajji seen ngaam nga ne ma Singom mag ñi tamit maay dajji seen ngaam xale waxambaane yeeg jeeg ñëpp maay dajji seen ngaam xale yi ki daj seen ngaam Sungom waaw loolu yow kuy dajji seen ngaam xanaa Sungom kon jeex na dajji ngaam la de kon jeex na mais Sungom dama mës a toog ak ay nit ñi seetaan say vidéo kooku ne ma man su ma gisee Sungom si média yi wala ci télé yi daf may def cas parce que man dama ko xamee mu nekk ku timide ku cool ku yaru Sungom ñu jékki-jékki rek gis la ci média yi nu fa demee noonu waaw parce que je suis un professionnel quand même ci li may liggéey xam nga et puis naturellement man nit ku timide laa naturellement ñemewu ma nit mais boo ma gisee ci scène beneen nit laay doon boo ma gisee ci télé beneen nit laay doon mais sa dugg ci aar koo xam ne dafa timide dafa cool ñemewul nit nga dugg ci aar bi bon faut pas confondre parce que le personnage et la personne dafa opposé comprendre nga donc Singom Cheikh Abdou moom moo timide mais Singom Cheikh Abdou nga tudd Cheikh Abdou laa tudd waaw loolu damaa rëcc sax mais waruma ko woon a wax non gars du la job xam naa loolu non mais du la job waxee mu foofu man taalibe sëñ Touba laa taalibe sëñ Cheikh Kéemaan ragaluma yu bëri ragaluma ko donc maa ngi sama yoon quoi so fii pour ma leeralal la un peu ci loolu noonu maanaam man bi may nekk être timide ne veut pas dire que awma talent bi may dama am talent bu baax a baax sax macha allah dama am talent quoi donc talent boobu noonu moom laa utiliser moom laa màggaale à bas âge laa ko am man fu ma toog nit ñi duñu ñepp comprendre nga mais ça ne veut pas dire que nekkuma nit ku timide dama am kersa ruus naa def loo xam ne nii gàcce dama ciy fekk ruus naa fen ruus naa jël alalu jàmbur ruus naa def yu bari donc ruus naa nit ñi toog may fësal sama bopp damay préférer sax man gën a nëbbatu am taalibe bàyyi gars yi feeñ wax waa ci ñun ci loolu la ñu yar comprendre nga loolooy waral timide beeg yu ni mel waaye talent dafa yàgg ci ñun léegi nag bi ñu màggee ndànk ñu dugg club d'anglais avant club d'anglais am na fu ñu jot a jaar tuuti waaye daal club d'anglais bu lycée Lamine Gueye mën naa ne moom moo gën a yee sama talent Do you speak English? Yeah, very well. Like me? Yeah. Or like Joe Biden? Yeah, I'm speaking English. Very yeah, good. bro. Yeah. Demal. Let's speak English if you want. Demal. Yeah. da nga doon transition ok don't worry bro. So li ma doon wax mooy genre
nekk club d'anglais jàng fa technique parce que le talent seul ne suffit pas quand même. Il faut avoir du talent chaque jour ma wax ko avoir le style am charme et puis am ay technique am xam-xam après expérience soog a ñëw comprendre nga te expérience mooy boo commencé lancer sa carrière comprendre nga boo duggee ci mbir mi di nga def lii am fa expérience jóge foofu dem def lale ak say propre business yi ngay def xam nga sa liggéey personnel yi ngay def bokkul ak label yi fi ñu lay woow ak film bi ñu lay soxla ak featuring yi ngay def loolu yow la quoi donc boo boolee loolu noonu yëpp moo lay jox expérience après nag mooy def ci yow benn artiste boo xamante ne boo boolee loolu yëpp moo lay def expérience kon sama wax bi dafa ñëwaat kii ma gis du booyu kenn ndax mappat na bu doon mbër ma ne jaar na mbapat léegi expérience dañuy wax waaye su Ngom nga dugg ci aar bi sa dugg ci aar bi nu mu demee parce que gis na la nga jot ak liggéey ak waa Marodi waaw jamono yooyu di ànd ak Patin su ma juumalee waaw ba tey maa ngi liggéey ak Marodi ba tey mais sa njëlbeen ba waaw nu mu demee yow ak Patin ñu daa leen gis seeni vidéo waaw bon maak Patin maa ngi koy nuyu de passage Frigel pubu Frigel lañ doon def donc Patin bokku ci woon man premier jour la ma réalisateur bi gis may nuyu nag Zé bu baax wax dëgg yàlla Zé Mouhamed Fall sama réalisateur sama xarit Zé Pata waaw mais man du ma ko woowee Pata ponkal bi laa koy woowee donc moom wax dëgg yàlla moo ma présenté woon sax Khalifa wax dëgg yàlla boobu man maa ngi woon ci cinéma bi ak théâtre scénique et tout donc Khalifa première fois bi ma gis rek moom tamit macha allah moom moo réalisé Pod et Marichou ma koy nuyu bu baax un grand réalisateur mu gis ma sama profil intéressé ko ci pub boobu noonu après mu ne dinaa am lu ma essayé ak yow parce que ce profil intéressé na ma léegi biñ ko defee après affaire bi jàll après nag ci lañ ma commencé woo ci série Patin le mytho et tout après am yeneen sax yu ma waroon def waaye nag bon sama jot mayu ma ko woon ndax boobu dama concentré woon trop ci théâtre bi parce que théâtre bi ça paye quoi da doon fay bu baax a baax tu vois man loolu nag moom laa xaw a tàmm avant may fës ci télé yi boobu dama tàmmoon jouer ñu fay ma xaalis bu bëri moo tax pour ma bu ma demee bay feeñ ci télé sax bu may jouer day doon lu ko jar comprendre nga kon théâtre bi ça paye kon ci Ngom yow bokkoo si ñu bëgg dugg ci milieu showbiz bi rek pour feeñ. non da nga si bëgg dugg pour fayeeku. never gagne si xaalis. never c'est un boulot et c'est mon gagne-pain donc benn passion la bu mujj doon métier donc dafa war a fay bu baax tout travail mérite un salaire. et ñun man boog personnellement xam nga ak ñi nga xamante ne peut-être ñoom laa yaroo ndool wala ñoom laa fréquenté genre ñun ñoo fréquenté ndoo suñu ay début ba suñuy kii donc dafa am fu ñu jaar foo xam ne yaruñ ñu ci doon artiste pour am buzz wax dëgg yàlla billaahi wallaahi bu dee buzz rek amul lenn loo xamante ne nii maa ngi ko ciy séentu waruma buzz carrière laay def et ci biir carrière boobu noonu je veux pas que carrière bi salte benn ñaareel bi aussi dama ci bëgg xaalis bu bari xam nga pourquoi pas fii quelques années si Ngom sax dootuñ waxati si Ngom naan artiste mais si Ngom le producteur wala si Ngom directeur u télé bi wala leneen ak leneen man yooyu laa gën a viser que yenn bagage vision lépp xale incha allah léegi rek incha allah si Ngom nee na si say wax dégg nañ nga ne carrément bëgg nga def carrière waaye bëggoo am yenn baati maanaam comme carrière bu salte wala ñu lay dégg ci naka sudul noonu ñu gis ne carrément nga nekk ndaw ñun ku ne xam ne tendance yi day bari nga dugg ci milieu showbiz bi ku ne showbiz ne xale ne xale bu góor xam ne ni xale jigéen du la ci bàyyi noonu te ñu gis ne jamono toll na foo xam ne surtout yéen ak réseau yi du ñëpp ñi leen di follow ñooy nekk seen soppe ku si nekk intention mënoo ko xam waaw kii day ñëw dalaa sopp te yàlla tax ndeysaan mais kii day ñëw peut-être que am na
faayu si Ngom bu mu ba génnee bëgg na defetam ba tout récemment des fois nga dégg naka su dul noonu diw génnee na vidéo sextape am wala diw jàppe nañ ko ci lii wala diw dégg nañ ko ci lii si Ngom nooy moytoo loolu ak noo gisee loolu waaw loolu day rafetlu ma ko wax dëgg yàlla mooy yenn mbiru jàmbur yi nga xam ne tey amaana kenn ku ci nekk rek denc nga sa paan boo xamante ne lañ ca denc boo sañoon kenn du ko gis wala maanaam mus ngaa def loo xamante ne astaghfirullah fekk na la ci donc comme ñun ñëpp xam nañ ne nit matul day juum donc bu ñu amee loo xamante ne nii dañ ko xamal sunu moroomu doomu aadama nañ ko sàng sutura ndax yàlla sunu borom moo fonk doomu aadama dafa bind lépp pare ne wala xadd karam naa bànni aadama lu ma bind doomu aadama moo ma ci gënal ba pare fonk doomu aadama li gën ci li mu bind ci doomu aadama la bokk muy gën gi mindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc du ma oustaz mais juste pour leeral rek parce que ñun quoi qu'on puisse dire am nañu baat am nañu ñoo xam ne bu ñu waxee ñoom danañ ñu dégg même bu dee ñaari nit lañ tu vois donc nañuy gën a sàngante sutura ba pare surtout ki nga xamante ne artiste la donc lii mbébétam lii mbégteem mooy bégal la yow donc yow yaakaar naa boo gisee ci moom sax loo xamante ne nii dafa sukk wala dara mën ngaa xool nu mu rafetee te artistes yi tamit ñun suñu jëm bopp ñun nañ moytu voilà nañu moytu quoi parce que tamit maa ngi koy wax dinaa ko waxaat on a tous une seule carrière et la carrière ça doit pas être sale donc ngelawaay nañu defaraat suñu toogaay nanu gën a mayaat suñu bopp valeur gën a xamaat fi ñuy teg suñu tànk gën a xamaat ñi ñuy waxtaanal ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy séqal yenn mbir yi te yenn mbir yi tamit ñu bañ ci di dugg parce que tamit bu ñu fontoo nit ñi am na yoo xam ne ñun waruñu di ko def donc nanu waaw artiste nañ ma baal ci kàddu gi bu dee dafa xaw a dëng waaye artiste on dit que l'homme parfait n'existe pas waaw waaye artiste dafa war a parfait ci waxu boo nee artiste bi nag gis-gisu gaa yi voilà ci gis-gisu gaa yi pas nag moom en personne parce que nit ku amul benn sikk-sikk amul yàlla sunu borom rek moo dul juum ñëppay juum waaye yow ci gis-gisu jaam ñi da ngaa war a fexe nag wax dëgg yàlla ba lu lépp lu ñuy gis ci yow mu doon lu yiw lu doon lu rafet lu teggi na rawatina ñun sunu réew mii bu dee beneen réew nag mën nga faa def lu la neex bu dee production it yoo xamante ne feneen la jëm mën nga faa jouer mbaa nga wax fa lu la neex waaye lu nekk fii moom wax dëgg yàlla nañ ciy gën a góorgóorlu muy man di sama morom yaakaar naa loolu la Sine Babacar Sy radiyallahu taala anhu doon wax naan ku ñëpp di xool da ngay jéem a aw ci yoon bu leer ndeysaan te yéen ñëpp da leen bàyyi xel di leen xool kon yow jàpp nga ne carrément yéen mii nekk ay influenceurs wala ay porteurs de voix wala ay acteurs yéen da ngeen war a xoolaat seen doxalin xoolaat seen comportement xoolaat seen fréquentation xoolaat leneen ak leneen ak leneen mais pourquoi pas parce que ñun ñoo war a gën a di veiller ci sunuy doxalin ci sunuy ñi ñuy àndal ñi ñuy waxal ñi ñuy àndal ne veut pas dire que dañu war a tànn ñu ñuy àndal parce que waruñu ànd ku nekk dañu war di sous-estimer ay nit wala dara mais maanaam di xool la ñuy wax di xam fa ñuy teg suñu tànk ba pare it di def lu defu di wax lu waxu di dem fu demu ndax li tax ñu war di defee noonu mooy ñun tey dafa am xale yu ndaw yoo xam surtout ñun suñu génération ñun xale yee ñuy gën a bége xale yi ñooy tax sax mag ñi di ñu seetaan ndax mag ñi amaana amuñu suñu jot ñu ngi ci jàkka yi ak ci wax dëgg yàlla utum dépense ak yu mel noonu comprendre nga waaye xale yi ñoo leen di tànqal ci diw ba ñoom yenn saa yi ñu toog diw googu di leen sonal ñu dugg seen téléphone ñoom mag ñi recherche diw mbaa télé bi diw di ci daw ñu seetaan diw yaa ngi dégg kon ñun ñooñu di diw yi danoo war a xool ni nga xamante ne ay diw yu baax la ñu koy diwoo mooy diw yu baax yi mooy di xool fi nga xamante ne nii foofu la ñu war a dem ñu fay dem fi ñu warul gis buñ ñu fay gis li ñu warul def buñ ñuy gis ñu koy def ndax xale yi ñun la ñuy roy donte ay xale lañ waaye xale yi dañuy bëgg di mel ni parce que dañuy jàpp ne ñun lu ñu def rek yoon la comprendre nga moo tax benn singom bu demee bay wax dafa war a xam li muy wax bu demee bay def dafa war a xam li muy def comprendre nga singom warul fontoo nit ñi fontoo gu toll ni mu doon personnage public ba pare fu ko neex mu dem lu ko neex mu def lu ko neex mu wax
comprendre nga moomatul boppam. xam nga donc dafa am sénégalais yi lu bëri lu ñu am ci moom dafa am àdduna lu bëri lu ñu am ci moom donc moo tax mu war a yaraat boppam ginnaaw yar buñ ko yar. ginnaaw yar buñ ko yar mais est-ce que si Ngom yomb na yow jeune nga man may jeune. mais est-ce que yomb na ñu mucc si tentation yooyu rawatina xale yi jigéen ñi est-ce que yomb na si Ngom xale yi jigéen ñi. xale jigéen ñi ku ñu cherché rek dina la trouver. waaw dañ naan jigéen du rëbb di sooy. waaw du rëbb di sooy. waaye waxuma pour man nag dama généraliser rek man yooyu nekkuma si. waaw waaw waaye nanu xeex ak sunu bakken wëz. nafsu nanu xeex ak sunu nafsu. gis nga lii. mooy sunu noon kenn amul noon. salut bébé Ngom tu me manques dama laa bëgg sama soppe sa numéro Ngom kañ lay gisante. mais ma jox ko bu ñu waree gisante nanu gisante. man foo boo ma gis nga man man yenn saa yi doo ma wax dama bëgg ñu gisante man mii maa la naan mais kañ ngay am jot ñu gisante. ah ok. yow da nga maa woo téléphone yow xale bu jigéen bi. salut si Ngom naka mu ci loo nekk man de yow rek laa bëgg. dama la bëgg aw ma ci yow sago ma ne la mais maa la raw. te ñoom dañ la bëgg sax ça fait plaisir ma ne la boo amee temps fexeel ñu gisante. man fii laa dëkk bu la neexee man ma seet si la. bu la neexee yow bu dee yow sa jot mayu la ko bu dee genre maanaam seet si boobu ma lay seet si da lay déranger yow nga seet si ma. mais seet si nit ne veut pas dire que da ngeen séq dara lu ñaaw wala dara loo xam ne nii warul dox seen diggante. wala seet si boo xam ne nii bokkul ak ñun liñ tuddee iri. bokkul ak seet si boobu pas yooyu sax yooyu. seet si boo xam ne day ñëw toog si salle bi ngeen waxtaan. mais ñu waxtaan. pas nekk ngeen gisante. photo nemmeekonte xamante. xam nga parce que tey nit ay garabam. ki nga xam ne moom moo am oyofuk woo la ne la dama laa bëgg. kooku amoo fayam. kooku boo amoon ay jamaa da nga ko war a may. mais est-ce que la bëgg te yàlla tax. waaw mais ça dépend. xam nga bëgg te yàlla tax yàlla rek ko xam. ndax àdduna lépp mbëggeel la. te ku ci nekk nag ak ni ngay bëggee sa morom. donc ki bëgg te yàlla tax ak ki bëggul te yàlla tax loolu yàllaa ko xam waaye yow mi nga xam ne yaay artiste bi wala kii dul artiste sax. kum ci mënti doon yow mi nga xam ne yow la ñu ne dañ laa bëgg. yow bu dee yow loolu sante ko yàlla te kooku di la wax ne dalaa bëgg fexeel ba bu mu la gën a gore. dëgg la wan ko it yow mbëggeel bu dëggu. ndax bëgg yëg a koy fay. te nit nag boo ko yëgee moom seen ànd dana mën a neex. seen ànd dina gën a neex ba tey rek li ma waxoon laay waxaat rek. si Ngom mii ma gis du xale kenn kii ma gis non seulement il est pétri de talent mais ku ko xam ne que. maanaam il incarne maanaam homme de valeur. ndeysaan homme de principe. waaye ak taalibe. waaye ku nangoo gëstu ku nangoo jàng parce que ñëpp ay ndaw lañu. waaye danoo war a ñeme gëstu. maanaam munul tëb rek mu neex ñun danoo bëgg birib dib rek mu neex. waaye ki dëgg si Ngom wax dëgg fa yàlla man nawloo woon naa ko waaye gën naa la nawloo. ndeysaan yàlla na la yàlla parce que dafa baax ñun ñii di ay jeunes. dañuy waxtaan seet dañ nekk ci milieu bi seet waaye façon xalaat yu sell yi dafa baax waaw mais tamit di incarner valeur ñun dañoo am valeur ñun jeunesse ñun la jeunesse sénégalaise dañoo am valeur mënuñu mucc nag ci yenn yi peut-être waaye tamit sutura ak sutura suñu bopp ak nangoo assumer c'est très important mais si Ngom ñu ñëw si Ngom gis nañ la ci lu bari yow da nga bëri facette tey yaa ngi ci clip vidéo suba yaa ngi ci musique bi malax bi rap bi mais si Ngom li muy génne clip dafa bari si Ngom li muy way dafa bari si Ngom maanaam comédien la mais waykat la ndax si Ngom li muy way tamit waaye dalay géer waaw xam nga théâtre dafa ëmb lépp artiste moo ëmb lépp waaw surtout théâtre théâtre boo defee formation mu ngi mel ni ci xayma nga def formation wu bango militaire yi non seulement dina toj sa xol. waaye di nga am xam-xam. ndeysaan. te liñ naan pétri de talent nag. li tax ñu war koo wax dëgg mooy théâtre. parce que théâtre dañ naan souvent le jeu c'est la reproduction de la vie réelle. ñu ne la vraie vie c'est une pièce de théâtre que chacun joue son rôle et sa partition. maa ngi jàng. xam nga lu tax ñu wax loolu. parce que sa àdduna yow. yaa ci acteur principal bi. dëgg la. man sama àdduna maa ci acteur principal. dëgg la. waaye yow figurant nga ci. dëgg la. keneen ak keneen figurant la ci kii figurante kii silhouette kii rôle secondaire la ci am. dégg naa dëgg.
maanaam lépp looy def rek da nga koy teg ci yoon. moo tax théâtre ne ak cinéma ñu ne le jeu c'est la reproduction de la vie réelle. théâtre ak cinéma xaw a ndiroo. léegi nag man yàlla damaa dimbali bala maa def cinéma bala maa def dara. théâtre laa def. te defuma ko ak ay como. dama ko def ak ay borom xam-xam. ñu xamal ma jàngal ma tette ma. ma yaakaaroon ne lii mooy li tegu. te pourtant da doon neex de. waaye du yoon. jàngal ma les techniques. jàngal ma les bases. jàngal ma li nga xamante ne mooy discipline yi ak ma jëlee fa lu bari. yemuma foofu ma pare def sama ay formation ci théâtre ak ci cinéma. comprendre nga. donc loolu moo waral Singom bu ñëwee def clip bu comédie musicale rek. mu neex sénégalais yi rek Singom yem foofu. Singom il est nul. Singom xamul dara. comment ça. waaw parce que au théâtre maanaam man même bu dul sax au théâtre mais dama def formation création du personnage. ok maanaam comment créer un personnage. ok nan ngay génnee ci sa po yow type bi nga nekk dugg ci po Weuz l'ambassadeur. Weuz buy toog moom buy écoutam nii la mel buy déglu nit nii lay def. Weuz buy wax nii lay waxee nii dafa am tic bi. wala Weuz maanaam buy naan ndox am na nu mu koy naanee buy nelaw day xaran wala du xaran. buy dox nii lay doxee day bonde wala. loolu mooy création du personnage ak maanaam li nga xamante ne nii ci biir la nekk donc faaw nga jàng ko pour xam exactement li may wax. comprendre nga donc yow munoo def formation boobu ba pare def théâtre mun a jouer rôle paa tey suba nga jouer rôle booy ginnaaw suba nga jouer rôle ku nekk. après nga ñëw nga yam ci benn facette. dëgg la en plus man dama seetaan ñëpp. avant may dugg ci milieu showbiz. ndeysaan ma tuddee sama bopp. trop de casquettes une seule tête boog ma def ko sama slogan. parce que boo xoolee une seule tête. so much crown for a king's head. ñëw. you understand so. boo demee aux États-Unis I understand da ngay gis benn Will Smith wala benn Jamie Foxx wala whatever xam nga how can I say Denzel Washington wala kum ci mën a doon. ñooñu tey bu ñu defee film nga ne non mais ñii acteur bi aay na. mais kii acteur bu aay la kii mooy acteur bi gën a mag. nga ne he's crazy. waaw comme crazy comme nu mu la neex daal waxee. américain la ko waxee he's crazy waaw. comprendre nga mais mu génn foofu def musique nga ne mais comment. dëgg la. nga xool ci humoriste yi boo xoolee benn Gad Elmaleh mais il chante il danse il fait de l'humour day def stand-up day taxaw reetaan loo xam ne nii boo leen dugal people boo xam ne boo ko dugaloon ci stade xaju fa. comprendre nga te pourtant day jouer instrument mais day woy mu neex day pourquoi pas ñun tamit ñuy def loolu. mais Sénégal dañu am benn problème boo xamante ne nii dafa yàgg donc même les professionnels dañuy jouer benn rôle. bu ñu joué benn rôle après sénégalais yi ñoo leen di obligé ci rôle boobu la ñuy des te pourtant war nga doon tey directeur de banque suba nga doon benn jaaykatu gerte caaf ginnaaw suba nga doon baari ñinde en étant acteur en étant artiste aussi tu peux être chanteur en même temps être acteur. parce que li ngay wax nii xoolal Chris Brown ci benn film xoolal Rihanna ci benn film. li ngay wax mais pourquoi pas nous. li koy dëggal yaakaar naa ne mos naa seetaan pot. ma koy nuyu bu baax Paa Omar. moom nee na moom li muy incarné personnage bi muy incarné moom rôle bi muy joué. nee na boobu fas rek la bëgg Sénégal yi xamee ko. ndeysaan boobu rek. ndeysaan boobu rek waaw. ndeysaan xale yi fii ëmbalante lu baax. waaw peut-être moom loolu choix am la moom aussi moom le grand scénariste Paa Omar Diop pot. le grand scénariste grand acteur maa ngi koy nuyu moom tam ku baax la sama xarit la wax dëgg yàlla sama mag la sama xarit la waaw. ndeysaan Paa Omar Diop. léegi Singom. ñu ñëw ci début bi ñu ngi la doon gis ak Abba. macha allah ku gis Abba gis Singom. mais léegi dégg naa Singom léegi VIP la. moom léegi ay Abba show sax du fa demati. waaw nee na moom màgg na moom Singom du xale wu kenn. ndeysaan waaw. ndeysaan xale wu kenn. waaw loolu yow yaa ko wax wala gaayee ko wax wala moom. man Singom man damay dégg rek. waaw man damay dégg rek lu ma dégg loolu laa mën a wax
waaw nee na léegi Sungom. waaw léegi moom Sungom du nekkul Sungom bu kenn. waaw du booy kenn. waaw amul Aba Show. amul dara no stress ku ko bëgg a woo. fay ko xaalis parce que image am nekkatul n'importe qui. mais man dama ko dëgg. ah muy leer. mais man Aba Show dama ko dégg de. dama ko dégg man lañ ma gis Aba Show yëpp Aba Show dañ ma fay. dañ may fay comme ni ñuy fayee ñëpp. Aba Show koo fa gis dañ laa fay cachet dañ la fay xaalis bu bëri mettre la dans de très bonnes conditions. bu la fayal doo dem. xam nga donc ñoom ñëpp ñi ngay gis Aba Show yëpp dañ leen di fay ah. mais yow bu la fayal doo dem. donc bàyyi leen dégg naa. mais yow bu la fayal doo dem foog naa. ak yaakaar naa mooy indi rus naa te sax dama am kersa. boo ma àndoon doo ci dugg kon bàkkaar bi. mais ñun loolu woykat bee ko woy man ma waxaat. woykat bi ko wax. waaw Papa Ndiaye Thiou maa ngi fi nuyu. mais ñun maanu bokkul ci suñu yëf ñun duñu maanu. ok ñun buñ déggee. moo waral ñu invité la yow. buñ la invité. ñu laajte la nga leeral askan bi. mais ñun maanu bokkul ci suñu vocabulaire ñun. ok pour dire vrai. Aba maag moom. munuñoo juboo. mooy leen juboo. waaw Aba no stress. pourquoi. maag moom munuñoo juboo pourquoi parce que dañu bëggante. waaye si moom maag Aba mënuñoo juboo parce que dañoo bëggante. waaw métaphore la parce que xam nga lu tax déjà Aba bu ma gisee tey man ma nekk ci lu dul yoon moom mooy ki may njëkk a woo. ok ne ma fils lii bu mu amati. lan moo tax nga def lii lan moo tax ma ne ko waaw wax nga dëgg maa ngi jéggalu comprendre nga. man bu ma gisee loo xamante ne nii donte sama mag la sama xarit la sama lépp la loo xamante ne nii moom da koy jëriñ wala loo xam ne da koy lor dama ko naan faal lii ak lii ak lii. moom Aba. waaw donc dëgg la ñuy dund amul lenn lu ñagas suñu diggante man ak Aba no stress. àndoo leen ànd faux type. déedéet àndoo leen ànd dunguru. déedéet ak ànd coogu. ànd Baay Faal la ñuy ànd. ay Baay Faal. dëggal jubal leeral. ndeysaan. Aba daf ma bëgg te yàlla tax ma raw ko te yàlla tax. ndeysaan. man avant ma koy xam bëgg naa ko parce que man ku bëgg Sëñ Touba bëgg Cheikh Ibra bëgg naa la rawatina ñu bokk ay bëgg-bëgg. rawal comprendre nga muy dund no stress man mooy dund loolu. mu gis ma bëggal ma boppam te yàlla tax wax ko fépp wane ko fépp. doxal di ko doxee di ko waxee man aussi idem. ndeysaan. donc c'est pas parce que gisuñ ma ci Aba Show yu mujj yi que dama am distance. ak Aba wala dara dañuy déggante souvent du ma dugg ci lu mu yëgul. bu ma maison de production contacté wala leneen wala ma war a voyager sax dama koy wax comprendre nga mu ñaanal ma conseiller ma dem parce que avant ay aar wala dara sama grand la donte milieu professionnel moo ñu boole waaye maanaam relation humaine bi dafa ëpp doole milieu professionnel bi ñu boole. mais tamit nangu ne léegi Sungom tamit nekkatul maanaam levelam léegi du levelu Aba Show. non mais pourquoi may nangu loolu mais Aba Show yow fii ku fi tàkk moo la taal te pour ne pas dire tàkk sax mais Aba Show tey li mu contribuer ci carrière Sungom dafa bari am na ñu bëri ñoo xamante ne nii xamuñu Sungom bi woy Imodé wala bi def li et puis Imodé sax boobu noonu gars yi di coow yëpp Imodé Aba Show laa ko njëkk a defee mooy sama son transition waa gis nga Imodé xam nga donc Aba Show ay mbóot la maanaam mbir la équipe nationale la dëgg la waaw équipe nationale la boo xamante ne ñun ñëpp dañ fay daje waaye kenn ku ci nekk nag am nga say club. yow attaquant bi yaa ne ko waaw man daal man maay chouchou Aba Show man daal maay ki nga xamante ne daal man la ñëpp di bégee foofu wax dëgg yàlla Aba ci boppam man lay bégee donc ñi fa nekk ñëpp nag ay ball général Kayre gars yëpp su ma limee mën naa jum wi li waja nga ñoom ñëpp nag ay professionnel lañ ay ténor lañ ci li ñuy def ay star lañ mais man yow mu yéeg ci kaw seenu Aba Show rek kenn du yow laa ilaaha illa kenn du yow nañ ko waxtaanee fii man ak yow nga koy toj de xoolal caméra bi sax xoolal essay tàkkul micro yi tàkkul waaw mais ñi fa nekk yëpp doo seen borom non arrêté loolu non affaire bi du compétition mission la ñun ñëpp ñoo bokk équipe ñoo bokk li ñuy xeex donc non stress la ñuy xeex stress mu bañ a am ci àdduna pas pour ne pas yemale ko Sénégal kese donte ay sénégalais lañ donc ñoo bokk combat et puis ñoo bokk suñu culture bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a jëlee ci niveau bi mu nekk yóbbu ko fële et en plus ñoom ñëpp suma ay frères lañu donc mais juste rek xam nga rek mais sànq da nga wax bu am solo waaw noonu la nee na ku si nekk da nga fay ñëw mais bokkuñu club ñu gis Sungom léegi beneen level Sungom new look new style
leneen si Ngom. mu génne court métrage benn film. le jour où j'ai tout perdu LJJP. waaw. mun nañ ko officiel. waaw Abdourahmane wala Malick. waaw loolu lu tax ñu def ko mooy juste point li ma fi ma ñëwoon sànq fa laay ñëwaat. mi ngi nii. waaw ñu gis si Ngom new look. waaw. ak Fass yeeg yooyu xam nga si Ngom bii ak bii bokkuñu. waaw bokkul. franchement moom moo lay wan ne rek. wala bii ak bii tamit bokkul. waaw. moo lay Ngom a ngi nii. moo lay wan ne ndeysaan. acteur dafa war di changer ay personnages. j'aime bien ça su ma gisee lii sama xol day sedd. waaw mais oui man mi sax je suis fier de moi quand même. parce que c'est pas du tout facile de faire xam nga. I'm proud of you. def mo I'm proud of you too xam nga parce que man tey budul dara bu ma soxorul bu ma ñëwee fekk la nga toog fii ñu ne ma yaay présenter émission bi damaa sawar. ndeysaan. donc parce que non seulement sawar naa parce que nit ku baax nga xam naa la. mais aussi xam naa sa talent. et puis xam naa sa mbaax. xam naa ne tamit ci famille bu baax nga bokk. et puis bëgg liggéey doon Baay Faal. ba pare persévérer. te yàkkamti woo te loolu la. donc ñun waruñoo yàkkamti te dañu war di liggéey muy nice muy am qualité. s'il faut le faire il faudra bien le faire donc bu ñuy précipité wu ñun artistes yi surtout ñun ndaw ñi. nañu jël suñu temps. ñu def comme Youssou Ndour. def comme Wally Seck def comme maanaam ñi nga xamante ne tey bu ma limee rek amaana voilà bu ma limee mën nañ jàpp ne sax ay par loola te amul ñi may lim ñii ñëpp amul kenn koo xam ne da nga waxal yàlla teg moom téléphone wala koo xam ne damay wax te yàlla tax donc voilà quoi un jour aussi tu peux dire lu garaaw a ngi nii mais Ngom lii xalaat bi idée bi ak aussi parce que xam nañ tamit xaalis tamit da koy def. waaw ñu bari nee nañ si Ngom léegi est-ce que amul ay ponkal ñu nekk si ginnaawam. waaw ay ponkal. waaw dégg naa ko. dégg naa loolu dégg naa si Ngom dafa bëri xaalis léegi. dégg naa ay si Ngom franc-maçon. franc-maçon xam nga yooyu yëpp man boobu moom daf ma rëcc ci information. waaw amaana yooyu dégg naa ko yooyu moom. yooyu ba ma ko dawee dégg sax dafa yàgg ay ñu nekk ci ginnaawam am na nag gis nga koo gis rek am na ay nitam yu baax et tout donc ñun ay Baay Faal lañu ragaluñu lépp lu nu suñu xel may suñu bët bi wan ñu ko dañ koy jëli fit bi dinañ ko xañ déedéet duñu xaar comprendre nga du tere nag ci biir loolu dina am ay nit yoo xam ne say nitu bopp la dañuy baax da ngay def sa production sax ñu ne maa la jàppalee lii transport somme bi wala defal lii wala waaye tey ku ne xam na ne film xaalis bu baree koy produire rawatina nga def autoproduction clip rek c'est de l'argent clip waxuma la ak film nga war a def ay séquences yu bari yoo xamante ne nii donc ci ay décors yu bokkul xam nga war a jël ay personnages yu bari équipe technique bi kiy def son kiy def ku ci nekk ak sa liggéey pour ne pas nekk di lim dëgg la c'est de l'argent quoi benn journée production rek c'est de l'argent mais man yàlla damaa dimbali li may liggéey lu ma fay rek dama koy defaat ci sama liggéey dëgg la bu ma Marodi woowee fay ma nangam Aba woo ma fay ma nangam mais est-ce que seen yéen li leen fay baax na seen salaire est-ce que baax na waaw man de liñ may fay baax na wax dëgg yàlla parce que boo xoolee sax lu man li gën a tax may yenn mbir yu bari duñ ma ci gis ak yooyu amaana ñàkk a juboo la ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw ndax man damay fayeeku boo ma woowee ci projet te ñëpp sax dañuy fayeeku mais ku nekk tamit sa bopp nga xam donc je pense que sénégalais loolu dinañ ma ko baal boo parce que ñun liñ ñuy xaw a kii day xaw a bëri ci liñ ñuy juumloo maanaam comme ñu def dara ñu ne warul waxee nii wala waaye maa ngi jéggalu waaye man bokk man ñu ngi may fay lu baax te luñ ma gisit nañ jàpp ne si Ngom mi dañ koo fay lii moo tax mu liggéeyuma ci jërëjëf ak ay sama waay nga ak yooyu man mais nu ñëw si production bi production bi nu mu demee financement bi nu mu demee ku wax nga ko léegi gis nañ si ay personnages mooy li si Ngom nekkoon acteur ñëw nekk producteur waaw maa ko autoproduction la donc loo xam ne yow yaa koy def di ko produire sa bopp donc def ci li ci war yëpp maanaam mooy li may dajale rek comme par exemple bu ma kenn woowee fay ma lii keneen woo ma fay ma lële ma boole loolu
mu doon lenn ma boole kook weccit yi may def ci yenn business yi nga xamante ne nii maanaam Singom pas Singom en tant que acteur mais Singom influenceur benn marque da koy woo fay ko lii mu dajale loolu mu doon benn somme bu takku doon xaalis bu bari mu produire film boppam bu soxlaa bu waree def clip tamit def clip bu boppam parce que li nga xamante ne nii maanaam sénégalais yi ñoo tax ba maanaam ku jug gis la bëgg liggéey ak yow partenaire bu ñëw bëgg liggéey ak yow xam nga wala maanaam yenn maison de production yi wala sa profil intéressé kenn donc loolu loo ci gagné pour man da nga ko war a defaat ci sa art pour bëggalee ko sénégalais yi ba nga xamante ne yow après di nga dem ba toll foo xamante ne yow booy produire sa bopp doo ko sax yëg wala dootoo talati produire sa bopp mais ñeneen ngay produire mais est-ce que Singom li mu doon xaar ci production bi est-ce que mi ngi koy gis waaw man xale laa borom karaw bu ñuul laa ñàkkuma dara ay xale lañu li may def sénégalais yi mu ngi neex sénégalais yi mu ngi neex gambiens yi mu ngi neex àdduna wërngal këpp donc damay jot ay message fu ne loolu mooy tax du ma bàyyi xam nga donte li ngay def mënul neexandoo ñëpp waaye am na ñi muy neex moo ëpp ñim dul neex rawatina si Instagram bi sax parce que gis naa bi ngay dugal affiche yi ak booy dugal vidéo yi gis naa commentaire yi ku nekk di ko gis influenceur boo xalaat koo xalaat comme mi comédien mi acteur mi joueur whatever koo xalaat rek mi ngi lay féliciter mi ngi lay encourager waaye ñi ngi bég man je me demande est-ce que Singom am na noon ci milieu bi en fait non parce que tamit Singom des fois noon tamit ci milieu baax na si tendance est-ce que xam nga tendance dana baax. mais wóor dina ma rey waay duudu Seri Adja rek ciblé ko. ay wóor dina ma rey waay 100 francs yow. non waay kooku di sama. wala jël këcc nga ne ko doo xeer. dina baax yooyu kooku yow. duudu fait des vidéos nga ne ko doo 100 francs. mais ñi nga wax nii ñoom bu ma posté dara ñooy njëkk a commenté. dëgg la bu ma dugalee dara billaahi wallaahi waxuma ko pour dara de. dëgg la ñooy njëkk a commenté ne ma xam nga yàkkamti nañu gis lii. ndeysaan. barki Serigne Touba mu doon loo xam ne c'est un plaisir inexplicable. ndeysaan. ñoom it bu ñu defee dara man damay yàkkamti cons ko noos ci. parce que ñoom ñëpp laay bégee. ñoom ñëpp laay seetaan ñoom ñëpp sama ay frère lañ. dañuy demalante di dikkalante. wóor na Serigne Touba. te ñoom ñëpp a ma respecté kenn ku ci def erreur wala ma gis ne lii nii même pour ne pas dire erreur lii bu ma la ko yokkee bu ma la ko waxee dina la yokk wala dina gën a naayisal sa affaire du ma hésité dama lay woo ma ne la lii ak lii. ku ciy def benn affaire barki Serigne Touba Mbacke da nga may woo nga ne ma Singom nañu job ma déplacé wu ñëw sa kër wala nga ñëw sama kër ñu yéeg kaw terrasse summeeku solu ba mel ni kuy football wala dara atelier répété. barki Serigne Touba xam nga jàll sama grand sama xarit donc ñun ñoo far moo tax yooyu mënul am suñu diggante te et puis ñun duñu ay rappeur duñu ay waruñu clashante quoi ñun duñu ay rappeur ñun dañ fi nekk rek pour dëggal gars yi ñun ñoo mën a ànd ak rappeurs yi ànd ak mbalaxmaan yi ànd suñu biir donc ñun yooyu waruñu rappeurs yi nag moom ñoom ñoo war di clashante xam nga di mettil affaire yi donc mais ñun ñoo bokk mission ñoo bokk li ñuy dox donc nañu bëggal gars yi rek dem suñu yoon. da ngeen di bëggal gars yi. seen dox. waaw balaa à part nag wax dëgg fa yàlla comme ni nga ko waxee rek. waxuma ko pour jëlee ci ay fleurs. wala ngir li nga nekk sama wet la. waaye yaakaar naa ni àdduna boo dee ndaw. si lépp loo war a mën a nekk rek li ëpp solo mooy fexe ñu naw loola. loolu c'est très important. àdduna boo dee ndaw ak koo mën doon ak su domaine boo mën di yëngu li ëpp solo mooy fexe ñu naw loola. parce que juddu bu rëy seet ndey ak bàyyi. waaye nag fulla ak fayda. loolu borom la. nit yaay def li leen nawloowee. nit yaay def loo xam ne nii bukki bu yebee gaynde ca doxin ba la te yaakaar naa ne waxoon naa ko dama koy waxaat Singom bi ma gis du xale kenn du booy kenn parce que li mu incarné la nanga koy delloo par force muy fulla ak fayda respect bi nanga koy delloo du booy kenn du dungudukat kenn du jógu kenn gëm na boppam xolam rafet na loolu moo ko indi fii waaye Singom
n'est-ce pas di nga suivre actualité. waaw damay man nag. sama répétition yeeg tournage yi moo may xaw a tënk waaye. actualité moom yenn saa yi mu am yu ma ci rëcc waaye dama koy suivre nag wax dëgg yàlla. yenn saa yi nag du ñàkk mu am yu ma ci rëcc ndax temps bi muy kiiw ak yooyu. damay fekk may liggéey. waaw. Abdourahmane ak Malick régie bi bu Actu People rubrique ñu dugal suñu rubrique Actu People ñu xool lan moo am actualité ci semaine bi. Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. waaw ñoo ñëwaat rek si ngom danoo dégg desewu Maître Thiaba Thiès mi comédienne ñëpp xam ko. ci kàddu yu rafet waaye ci mën joué am léppam day yeete saa su ne bu gisee xale yi jàddu koñ mu def émission génn si média yi wax tey ñu jëg deseem ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla na ko yàlla yërëm. amin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. waaw di ko ñaanal alaaxira gënal ko àdduna. amin di ko ñaanal maanaam fa mu jëm gënal ko fu mu jóge. amiin te mbégte mi mu doon bégal sénégalais yi ak àdduna. yàlla na ko sunu borom fay. ay yiw. yàlla bu mu sonn ci bàmmeelam. yàlla na dëddoo njabootam jàmm ak salaam. ak mboolem jullit bu làqu mboolem sénégalais bu làqu. mboolem nitu culture bu làqu ndax jamono yi xaw naa metti nag. ci ñii dem ci sunu boor bi sunu côté bëri na lool. Mama Layla. waaw Mama Myriam. Mbay Sapar. ñoom ñëpp daal amaana ku lim rek mën ngaa jum waaye yàlla na leen yàlla yërëm xaare leen aljana. yàggal seeni sarax sunu loxo te yéexenu nag. yàggal seen sarax te yéexuñu. yàlla na yàlla nangu ñaan. deuxième bi muy le 11 décembre. Bercy Saloum. waaw mi xewee ci Kaolack. waaw Wally Seck di fa tëgg. ci stade bi ànd ak waa Leila Events. waaye Sidi Diop tamit du ko may dara nee nit tëgg ci beneen boobu ci cœur de ville ba lépp ci 11 décembre lay xewee. lépp Saloum lay amee Kaolack. macha allah lépp 11 décembre. macha allah foofu nag damay nuyu sama yaay sama yaay sama xarit Sali Gueye. moom laay nuyu moom yaakaar naa ci événement bi ci ñi ko sos ci la bokk. ndeysaan Sali Gueye. donc muy nit ku baax taalibe Baye Niass bi. yàlla na yàlla defal ko jàmm. donc li ma ci mën a wax daal mooy. yii dafa baax yàlla na yàlla defal leen jàmm. yii dafa neex muy Wally Seck muy Sidi Diop. ndax kenn ku ci nekk rek. yaa ngi bay sa waar. te yow mën ngaa am milliard man ma am milliard. yàqalul sunu borom dara. dëgg la man maa soxor waaye yàlla soxorul. bonul nit moo soxor. waaye Wally la muy am. da koy am. sans Sidi Diop. Sidi Diop it la muy am da koy am sans Wally keneen ak keneen ku ci nekk la nga war a am danga koy am te du yàqal sa morom dara. dëgg la kon lu ci sa wërsëgu morom. yàlla na ko lekk. te mu jig ko jig njabootam. loolu daal laa ciy wax. xam nga man si ngoom man yàlla dafa dogal man du ma xalaat mukk lu baax. gis nga bi ma gisee image bi ni tig rek feenee kanam fee place Wally bi. bizarrement dama fa gis Abba place Sidi bi rek ma gis fa si ngoom comme benn jour si ngoom ak Abba war a tëgg. benn jour mais man bizarrement man tax du ma xalaat lu baax. mais loolu day am. man daal j'ai peur de moi. loolu day am. Abba tendance la. Abba dina tëgg fële nu mu tuddati. kii waay. fii foofu fële ci kii bi waaye jàppale ma rek. foofu fan. dina tëgg mooy fi Wally demoon. Bercy. pas Bercy maa fay dem incha allah. Bercy yaa fay dem. waaw man maay tëgg Bercy Abba di tëgg fële rek. feneen fii waaw feneen fa Zénith. mooy Zénith. Dôme de Paris. comprendre nga. bu ko defee ñu bokk bés parce que tamit Abba. yow defaral ko Abba déedéet pas defaral mais jour boobu. bu boobaa Abba day fier ci man. parce que day xam ne. après tout nag dama jaar ci moom. booy bi saf na sap dama jaar ci moom ba dem ba. ñu ne Singo may jaar Bercy. mooy tëgg Bercy. Abba war a tëgg Zénith. kon Abba day tëgg Zénith. am benn moment boo xamante ne. danaan gars yi may leen ma dem Bercy yéen ñëwaat. waaw te bu yéenoo day tiit bu ñëwee ñu ànd ndeysaan day tiit
kottante mu xam ne kii nga xamante ne moom mooy booyam ba nga xamante ne ndeysaan moom moo daan ñëw cosaan di ko toj ak grand théâtre yi di ci ànd ak moom moo ñëw nag tey Bercy loolu day fier ci moom man nag ma fier ci sama bopp loolu la rek et puis culture bi ku ci nekk am jàmm quoi am te nañ koy defaree sàng wax nga lu am solo da nga ne borom karaw bu ñuul ñàkku dara waaw waaye xam nga yow li ngay waxee ne borom karaw bu ñuul ñàkku dara Aba mënul toog ne borom karaw bu ñuul ñàkku dara ndax amu ko non amu ko Aba am na karaw de am na karaw c'est que day watu chaque jour day watu chaque jour ba pare saa bu watoo rek day jël set nen toj ko waaw mais loolu mystique la wala lan la set non loolu du mystique du dara c'est juste pour ndel bi di briller c'est juste aussi pour muy éclairer li nga xamante ne nii mooy kanamam parce que après tout ndelam la am quoi Aba si ngom moo la wax loolu sa boy ba woon si ngom moo la wax ne yow mais sa boy mais Aba sama grand la Aba la moo tax gars yi bëgg def benn distance sénégalais bëgg leen boole mais yow man sénégalais daal man damaa jaaxle daal si ngom ñu jàll si beneen bi waa Sénéra ñoom levé nañ sanction bu ñu tëddaloon ci kaw waa infidèle ku ne infidèle wax Evenprod xamee na la fa baax a baax noo gisee noonu waaw ñu tegoon leen sanction wu lan amatuñu droit di diviser ci télé léegi teggi nañ loolu bu la neex ñu diviser ci télé waaw parce que amaana nag danoo xam ne Evenprod mii danoo bokk ci culture du Sénégal gis nga Evenprod Marodi TV Kiw Production wax dëgg yàlla Pikine ñoom ñëpp ñoo bokk mission dëgg la comprendre kon mission bi ñëwaat na donc Sénéra li ñuy bañ ñoom mooy kuy wane yenn image yoo xam ne dëppoowul ak ñun sunu maanaam sunu aada ak sunu cosaan ak sunu religion loolu yow su ngam yow nan nga gisee yow image yooyu noonu yenn image yi yenn image yi comme yenn image li war a tax gars yi dinañ teg daan yi yenn image yi non gisewu ma ko dara lu dul ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñuy teg daan yi buñ mënee gën a wodd ñu gën a wodd waaye tamit faut savoir que cinéma dafa am lu muy laaj mais est-ce que ñun Sénégal fii xamee nañ ko noonu waaw mais Sénégal xamee wuñ ko noonu mais pourtant ñu ngi seetaan yeneen film yi. moo ma jaaxal ñu ngi seetaan ñag yi. ñu ngi seetaan français yi ñu ngi seetaan américain yi ñu ngi seetaan ñëpp. ñu ngi Netflix ñu ngi feneen te dañ fay gis lu doy waar. donc défendre ma Evenprod wala kum mënti doon. waaye nag cinéma dafa am lu muy laaj pour bu dee ñun suñu cinéma laa wax. ñun suñu cinéma ñun sénégalais yi. bu dee bëgg nañu. tubaab yi di ko consommer comme ñun sénégalais yi ni ñuy wala ñun africains yi ni ñuy consommer tubaab yi di ko consommer ñàkk yeeg ñeneen ak ñeneen donc ñun dafa am loo xamante ne nii dafa war di am ci suñu ay scénario dafa am loo xamante ne aussi dafa war di suñuy production noonu lañ ko war di defee. dëgg la waaw mais nag du tee comme ñun ay sénégalais lañ te dafa am ay suñu réew nu mu baaxoo. ñu gën a woddaat. comprendre nga maanaam ñu woddu lii la kon affaire bi lépp ca woddu ba la waaw woddu lu am solo la dañuy jàlle si suñu beneen rubrique bi top 3 si ngoom top 3 nag xam nga Sénégal day bëri phénomène chaque semaine internet bi ak kii xew waaye bii top 3 bi suñu 3e position Marème Faye Sall la waaw dañ ko gis ak cuuraay lii lu raar ndeysaan ak a baax dafa baax sama yaay suñu yaay ku baax la suñu fay biram pend waagaan dugg waagaan xanjis waagaan sàll ngaari lam tooro buuru gede joxal la ko ma ne ko lii nag sama pochette bi ku ko gis rek ku xam Marème na ma ko wana sama calpe bi laa la bëggoon yónnee comme ça moom après mu delloo non jarul mu lay delloo moom lépp loo xamante ne nii rek war na koo joxe na ma ko jox directement bu ko defee man ma cër la ndax sunu yaay national mi international bu baax moom lu mu def war na koo def bu cuuraayee war naa cuuraay xoolal dafa rafet daa rafet macha allah du am mujj waaw ku baax la te tubaab nee na la beauté ressemble à la gentillesse ñaaw waaw moo tax na mu rafetee noonu la xol bi rafetee ndeysaan yàlla na jàmmam première dame ayca waaw deuxième bi dañuy jàll ci Thiamas danoo seetaan Thiamas def benn interview mais wax fa lu daw yaram mu ne lan nee na moom seen waa kër ñàkkoon na ñàkk boo xam ne nii heure bu ñu mësaan togg ceebu kacax reer seen dëkkandoo yi togg soosu yàpp soos bi xet bi bu ko xeeñee rek moom ci saa si day am lu ko metti loolu ndeysaan maanaam daa bëgg yàpp danaan non déedéet danaan maanaam ñoom kañ la ñuy dund ba situation changé
ba ñuy togg soos comme ñëpp. looloo ko metti woon. dorom ñaan yàlla suñu borom mel ni ñooñu. du loolu de Caamaas loolu kese méttiwu ko woon de du ay affaire de Caamaas dafa bëgg yàpp maanaam dibi ay lu jëm ci xeetu soos ak yooyu da ko bëgg. beneen bi mooy li ma ci mën a wax mooy gis nga fu war a def dara faa suñu borom bënn ko yàlla bu la waree dénk yenn mbir yi au futur day am fu mu la jaarale pour nga xam boo demee nag ba am li nga xamante ne moom la lay dénk di nga xam ne fii ngay war a teg sa tànk nii nga war a doxalee nii nga war a def am na ay jamono ci ginnaaw man maa doon togg ceebu keccax waaye jamono yi man maay togg dibi donc moom Caamaas tey maanaam loolu bu koy wax da koy wax sax ak fierté waaw ndax wax dëgg yàlla Caamaas du ko ñuy présenté ci réew mi ñun ñëpp dañu yàgg toog di ko seetaan ak un plaisir inexplicable donc dama doon tooñ rek moom ku baax la te it loolu noonu mu wax dëgg yàlla macha allah. daw na yaram ñu jàlle ci première bi muy Nabou Dash man ay mbiram daal yéeme daal si ngom Nabou Dash ak mi ngi ngoog moom Nabou Dash. waaw Nabou Dash moom lu ko neex lay wax ci réseau yi moom it. Nabou Dash moom lan lay wax. lu ko neex moom. waaw moom si ni muy gérer jëkkëram. moom bu waxee lu ko neex dafa war a wax lu ko neex. waaw ndax nag fa tabaarakallaahu Nabou Dash mi dafa baax. te dafa rafet macha allah. ku rafet foo ko gis day baax man moo tax xaw ma ko mais damay jàpp ne ku baax la. donc Nabou Dash waxal lu la neex defal lu la neex yow daal amal jàmm. waaw si ngom yaakaar naa ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu ngi lay sant bu baax a baax ci la fekk ñu woolu nga teew ñu ngi lay sant bu baax a baax man j'ai beaucoup de respect pour vous. te man ak sama morom dal la nawloo. ndeysaan parce que li ëpp solo si xale. du tur. du alal. parce que yàlla rek moom moo koy joxe. waaye fexeel ñu nawloo la. nga am jom am personnalité. mu ngi ci yow de. waaw mu ngi ci bëri na ci yow. waaw te taalibe nga wax dëgg fa yàlla borom baax nga ku am yar nga may am contentement lool si bokk ak yow jotaay mais di waxtaan ak yow. te jotaay bi li ma si jëlee ci xam-xam li ma si jëlee si jàngat. non si ngom doo booy kenn. maa ngi lay sant bu baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo. ndeysaan waaw di la béggee di la xamal ne wax dëgg yàlla. le plaisir est partagé parce que yow sama frère nga. yow Baye Fall nga. dëgg la et man aussi j'ai beaucoup de respect et de considération pour toi. donc yàlla na yàlla defal la jàmm bon vent et puis carrière bi yàlla na gën a nice. amiin yàlla na nga dem ba Sénégal set ci boppam nga moom ko. waaw patron bi nag. Pape Ngagne. patron bi nag moom xam naa ne fi mu toog mu ngi ciiput waaye yàlla na nga dem ba moom ko. moom xam na ko sax di ko naan décider lii defal lii donc juste rek pour xamal gars yi ne wax dëgg yàlla nit ku baax nga et lépp loo xamante ne bonheur la ci àdduna rek maa ngi la koy souhaiter di ko souhaiter képp kuy artiste yàlla na yàlla jàmmal leen mboolem jullit mboolem sénégalais mboolem africain maa ngi leen di ñaanal jàmm salaam tawfiq wér gu yaram xéwal gu saawaan baawaan ak sutura gu sax dàkk dooley poche biir ak biti salaamatan waaw ci ñëpp di leen wax ne restez connecté LGJP génn na waaye lu ndaw la ci li war a génn Bercy bi dañ naan cin bu naree neex bu baxee xeeñ LGJP comme da leen a neex xaar leen li ko dàq neex mu ngi ñëw te bombo claat lay doon incha allah ñi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu ñu nekk si régie bi ki si mel ne Abdourahmane di nuyu Malick waaye di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci seen beneen numéro beneen invité yeneen bagage du yomb. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information